may xaar walaay walaay kan lay xaar walaay walaay fekkee xaar walaay walaay lan lay xaar walaay walaay demoon naa bay am lu ma neex demoon naa bay seeti yeneen demoon naa bay xooli yoo naan fan la jëm léeg-léeg ma noppi xaar yaakaar ni lépp dina baax mooy man daal may dundee yaakaar tey laa li ma si jëm waruma dëkkee ni salaamaaleykum mbokk téléspectateur Ladoum TV ñu amaat mbégte bu baax di ñëwaat ak yéen tey fii ci Louga seet si fi un grand champion fii ci quartier Santhiaba Sud fekk si fi un grand champion ñu koy wax Siré Dimé bergerie Siré Dimé xam naa nes tuut rek ñu dugg ak yéen ci biir wan leen sujet yi nga xam ni moom la liggéey fii ci Louga incha allah. seeti bànneex wax leen ma ko falale bi ñu naa fi jànk ba weer tey moom laay wujjeel léegi sax dootuma moom bànneex wax leen fu ne bari na fa ay produits yu mu fa def ay doom yu rafet yu mu fa def ñu ngi ko jël fan yële ci Baye Gueye lañ ko jëlee waaw mooy frère ndigal waaw. ñaata at moom. kii daal war na dem 3 ans yi war na teg quoi waaw 3 ans yi quelque moom waaw 3 ans yi quelque waaw. non moom amagu fi actuellement nii ay produits ndax bi fi ñëwee léegi ay 4 mois lay toll waaw yéen ko booleel daal 4 mois la war a am quoi nii wàcceegul xëy na fii 1 mois. amiin amiin amiin. kii moom mooy kan moom. kii mooy jëwriñ. jëwriñ waaw waaw waaw. ñu ngi ko jëlee woon ci moom tamit ci Saaliwu Jum. bu nekkee xale am ay 1 mois et demi. da nga ko jëndoon ci Saaliwu Jum. salaam mooy papaam. salaam waaw moom mi ngi nekk diggante ay macha allah. ak petit kiifa. waaw macha allah Papi Dieye. macha allah Papi Dieye waaw. wax dëgg yàlla moom aussi. indil nañu daal avancement bu baax a baax ci gétt gi bi nga fi dugalee quoi waaw. kon xanaa daanaka base gétt gi moom. waaw daanaka base gétt yi ay doomam sax presque ñu ci bëree bëri nekkuñu fi. yi ma fi téye que ay doomam yi ma fi téye. mooy ne damaa forcé pour téye ko. tëng bi ci la bopp. kii moo ko jur. te non macha allah vraiment danoo produit yu rafet lay def quoi. waaw moo tax daal ay doomam bëriwul fi. jeune mâle bi aussi moom moo ko jur. jërëjëf bi moom moo ko. fekkee xaar walaay walaay lan lay xaar walaay walaay demoon naa bay am lu ma neex demoon naa bay seeti yeneen demoon naa bay xooli yoo naan fan la jëm léeg-léeg ma noppi xaar yaakaar ni lépp dina baax mooy man daal may dundee yaakaar tey laa li ma si jëm waruma dëkkee li dem sama xol la ndam na mooy ma daal may dundee yaakaar tey laa li ma si jëm soxna si ma sa joom waruma dëkkee li dem oo ma seeti bànneex wax leen ma ko falale bi ñu naa fi jànk ba weer tey moom laay wujjeel léegi sax dootuma moom bànneex wax leen fu ne salaamaaleykum mbokk téléspectateur Ladoum TV ñëwaat ak yéen tey fii ci Louga fekk si fi un grand champion ñu koy wax Siré Dimé bergerie Siré Dimé Siré Ladoum TV ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay maa ngi leen di dalal jàmm ci Louga gannaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant samay ñaari waajur di leen dalal jàmm ci Louga kontaan aussi ci ñëw bu ngeen fi ñëw. jërëjëf Siré ñu ñëwaat comme niñ ko waxee rek fas yéene waxtaan ak yow ci émission bi nga xam ni moom lañ baaxoo di def ak éleveurs yu bari muy émission fi ma jaar Siré est-ce que mën nañ xam maanaam sa tàmbalik élevage lan nga ñu ci mën a wax. waaw man sama tàmbali élevage
yàlla dafa def dama juddu fekk sama waajur def élevage di yar nag di yar xar yor ay fas ñuy bay ah ma judd ci loolu wax dëgg yàlla bi ma nekkee xale ak léegi fàttaliku ma fu ma tàggalikoo ak élevage loolu période bi ma nekkoon demoon Europe tukki période boobu daal laa xam ni peut-être sama yar xawoon na wàññeeku teewul yoroon naa sax mais nekkuma ci woon à fond daal mais depuis ma jógee fa ñëw toog aussi ci laa ñëw fekk laadum bi gars yi commencé ay vers les années 2010 bi ma ñëwee ci laa ci commencé nekkaat encore waaw. daal mun nañu ni 2010 nga tàmbaliwaat yaru laadum bi. waaw 2010 laa tàmbali yaru laadum avant doon naa yor ay tabaabir avant may voyager tabaabir demoon naa fii ba yoroon fii 32 têtes yoroon naa ko fii ci tabaabir bi laadum commencé nag ci laa commencé laadum vraiment mais bi ñu yar laadum aussi ñun man lu ci ëpp comme yar bu njëkk ba moom laa doon yare moom laa dama daan yore daal loolu laa yore ba léegi waaw. waaw comme ni nga ko waxee rek yar bu njëkk bi moom nga yor ba léegi mais yarin bu njëkk boobu élevage boobu ak élevage laadum bi nga xam ne moom la ñuy def actuellement est-ce que gis nga ci benn différence. waaw vraiment gis naa ci différence ndax actuellement boo ko moderniser muy ëpp rendement da ngay liggéey boo ko moderniser muy ëpp rendement ak aussi médiatiser ko ndax dama toll moment boo jamono joo xam ni lépp médias yi moo koy jaay daal médias yi moo liggéey mënoo liggéey te liggéeyu ak médias yi mënoo liggéey aussi liggéeyu ak professionnalisme c'est pas possible boo ko defee tamit rendement bi du demee noonu ndax man wax dëgg yàlla gis naa ci bi ma commencé moderniser gis naa ci njariñ sunu mbokk bi kala xulle depuis mu ñëwee installé fii vraiment investissement yu lourd def ko ci xar yi def ko ci bergerie yi moo ñu gën a réveillé yee man wax dëgg yàlla su ma demee ci yenn état bi moom moo tax ndax sama liggéey laa doon def lii ma def ko sama gannaaw kër rek quoi su ma ñëwee rek nekk ci xar yi mais depuis mu ñëwee daal def yenn investissement yi daal ci laa gën a yeewu daal xool ne lii kat njariñ mi ngi ci exploité ko gën ci investir defaraat bergerie bi waaw vraiment. waaw ba léegi rek ñu des ci wàllu woowu parce que gis nañ ni bëri ci xaru talaabiir lañ doon nekk di nab na bi ba bés ñëw ñu nekk ci xaru laadum yi mais est-ce que maanaam xaru talaabiir yi yar ko gën a yomb te it gën a yomb a jaay que xaru laadum yi. waaw moo gën a yomb a jaay xaru laadum yi moo gën a yomb a jaay parce que moom boo génnee xar bi yóbbu ko ci marché yi nga koy jaayee facilement nga jaay ko mais laadum bi aussi bu fekkee da nga ci yor produit de qualité am crédibilité mën nga cee génn fii bokk ñun à notre niveau à Louga loolu laa fi gis boo amee crédibilité mooy ne nit ñi bu xamee ne yow li nga yore baax na nga li ñuy jox lu baax en ce moment produit yoo yore da nga ko mën a écouler sans problème te bu fekkee écoulement am na vraiment moo ëpp njariñ que tabaabir yi parce que moo ëpp prix te xont bi même xont ngay xont même garab nga utiliser pour faj loolu daal laa ci gis quoi. man xaru tabaabir yi ñu bari maanaam duñ ko yore dañuy jël rek dugal leen ci benn gétt rek di jox ngooñ léeg-léeg ñu jox sebet léeg-léeg ñu jox yooyu mais est-ce que loolu actuellement mi ngi existé ci laadum. non man nag wax dëgg yàlla même bi ma yoree xaru tabaabir dama leen doon toppatoo man sama principe mooy ne lu ma yore rek dama koy toppatoo mu koy defar ba mu rafet lépp lu ma nekk di ci liggéey aussi damay bëgg mu nekk au top damay investir pour li may liggéey nekk au top tabaabir ni ma yoree laadum yi noonu laa yoroon tabaabir di leen xont bu baax di leen faj di leen toppatoo doñ ci am njariñ mais lii dafa ëpp njariñ parce que dafay ëpp prix ndax mboote nga jaay ko yenn prix yi ci laadum rek la am dañ ci gis da nga am sa poche da nga am sa plaisir parce que xar yi boo ñëwee toog fi am plaisir da nga jox aussi ay relation
relation fu nekk nga am relation partout nga am relation waaw loolu daal ñett yooyu daal gis naa ko ci moom njariñ yooyu gis naa ko da nga ci am sa poos da nga ci am sa bànneex doo wax lu sa yoon nekkul doo dugg lu sa yoon nekkul ndax boo ñëwee toog jàkkaarloo xar yi xar rek ngay xalaat ci xar rek ngay nekk du bare bari ci àdduna doo ci dugg beneen bi aussi mooy ne dana am ay relation nga dem bari na loo xam ne da nga koy régler te par téléphone sax da nga koy régler te ci xar yee tax nga am relation yooyu moo tax njariñ daal vraiment man gis naa ci njariñ bu baax a baax wax dëgg yàlla ci côté xaalis aussi macha allah li ma ci sama wërsëg maa ngi ko ci gagné regretté wu ma ko bu loolu ñuy reprendre dama koy reprendre ndax am na koom daal bu ci nekk waaw ndax moom rek moo man nga toog sa kër nit fëgg sa buntu kër ñëw ànd ak yow ci wanag bi wàññi 1 million wala 1 million 500 teg sa loxo loolu moom rek ko mën loo xam ni mosoo koo xalaat defoo ko dara yaa nga tëddi nelaw nit yeel wàññi léegi 1 million wala 1 million 500 wala 2 millions teg sa loxo wax dëgg am na njëriñ lool waaw. macha allah élevage laadum bi kon am na njëriñ. ñu des ci côté bergerie bi ñu gis ni en général ñu ci bari seen berger dañuy dem jël kër wala jël beneen terrain tabax fa bergerie mais ñu ñëw fii gis ni bergerie bi ci biir kër gi la nekk lan moo waral choix boobu. waaw choix boobu mooy ne man gaa de tout le temps ci sama kër laa doon élever sama kër aussi élevage bi dama ko boole ak sama liggéey damay liggéey su ma ñëwee nekk ci xar yi le matin aussi avant may dem ma nekk ci ñoom man maa leen toppatoo sama loxo bopp man maay xont maay may ndox maay piqûre à part cas bu compliqué rek laay woo docteur bi mais leneen li ñuy def yëpp fii man maa koy def même bu may sang xar yi man maa koy téye xale yi sangal ma xam nga la moo tax kooku aussi il faut mu jege ma peut-être nag xëy na yàlla mën naa def ba affaire bi dem ba toll foo xam ne moom da lay obligé nga génne ko te maa ngi ci doon xalaat sax ci loolu mais pour le moment nii comme maa ko yoro sama bopp te tamit bugguma mu yàq ci sama liggéey moo tax ma continuer ko ci façon ba ma ko doxale bu njëkk liggéey ñëw nekk ci ñoom waaw. waaye est-ce que maanaam élevage bi élevage laa doon ku ne xam na ni dafa xaw a metti dafay laaj ngay toppatoo xar yi di xool xar yi di leen jege est-ce que lu amul leneen lu mu lay gàllankoor ci sa wàllu liggéey. waaw peut-être actuellement dana am période boo xam ni dana xaw a gàllankoor tuuti sama liggéey ndax dem bi parce que dama yore liggéey boo xam ni da fay war a fast food laa yore dafay laaj nga fay passer temps bu bari des fois nag génn bi bu amee dem bu bari dikk bi peut-être dana am lu muy kii sama liggéey mais bu dee xar yi la ak fii kër gi dinaa ko mën a gérer parce que organiser naa ko ba nga xam ni bu ma jógee fële bu ma ñëwee maa ngi ci fii ci ñoom waaw. ñu ñëw ci wàllu infrastructure bergerie bi maanaam wàllu facture beeg wàllu ndox yeeg ku ne xam na ne xar yi moom dañuy naan macha allah te li fi nekk ci xar tamit macha allah yal na yàlla xeeb doole xaw naa takku est-ce que maanaam facture xar yi day génn ci facture kër gi wala xar yi dañoo am seen facture bopp. non facture xar yi day génn ci facture kër gi facture ndox bi benn la man aussi ci côté toppatoo. ci côté toppatoo xar yi sama liggéey sama poos moom lay xonte xar yi wax dëgg yàlla du ma jaay xar jënd ci ngooñ wala ma jënd ci ripaas tax may jaay xar lu may génnee tamit day fekk ma bëgg koo génne mais lu may liggéey man li may liggéey ci laay xont xar yi musuma jaay xar ba jënd ci benn saako ripaas. mais ak fi élevage toll ak qualité élevage bi nga yor est-ce que jaadawul tamit maanaam xar yi maanaam nga leen génneel budget boo xam ne maanaam du bokk ak budget boo xam ne yow moom ngay liggéey wala moom mooy budget bi nga xam ne moom nga yor sa kër wala yu demee est-ce que jaadawul tamit xar yi di génn seen xontu bopp. waa xar yi moom actuellement nii wax dëgg yàlla fi ñu toll moom passé nañ di génne seen xontu bopp ndax man li may évaluer mooy par exemple année bi par exemple temps dinaa ko def ci xar yi ci année bi. moo koy évaluer tant de produit aussi dinaa ko jaay ci année bi noonu lay évaluer man
yorewuma nag wax dëgg organisation boo xam ni dama koy organiser ci weer bi wala dara non 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 xont bi may jënd xam naa ko li ma leen jox aussi chaque jour xam naa tant de kilos de super laadum la ñuy lekk tant de kilos de ñebbe la ñuy lekk ngooñ aussi tant la ñuy lekk mais man sama évaluation ci année bi laay évaluer par exemple xar yi dana ma lekkal tant ci année bi année bi jaay naa ci tant de produits li ma fi jaay ci année bi yëpp dama koy xam dama koy bind noonu laa koy évaluer mais soo ko évaluer vraiment da nga gis ni par rapport ak li ñuy lekk dana am largement lu ci topp bénéfice parce que man tamit sama formation commerçant la lépp lu may def tamit ci commerce laa koy teg ci calcul laa koy teg duma commerçant du liggéey loo xam ni day dugal benn génnee ñaar du liggéey loo xam ni wax dëgg yàlla day liggéey di perte bu dee liggéey di perte day doy waar waaye dañuy ñëwaat si beneen question muy côté vente bi ak achat bi est-ce que maanaam élevage bi Louga fii maanaam vente bi demee na fi noonu. waaw vente bi wax dëgg yàlla Louga des fois dana am problème vente mais aussi comme li ma la expliqué ci départ ba. mais problème vente boobu est-ce que mën nañu xam lan moo koy waral exactement parce que soo xoolee tamit xar yëpp benn lañ muy Louga di Dakar mi fe xar yëpp ñëw bokk maam kon lan moo waral maanaam Louga di am léeg-léeg problème vente. waaw man li ma ci yaakaar mooy aussi Louga ñi ko xam dafa bariwul trop te xar yi aussi képp koo gis mu nekk ci laadum réussir ko dafa am ay moyens laadum égal moyen la ci waay mën a wax laadum pour nga réussir ko il faut nga am ay moyens parce que xar bu ñëpp coow mu nekk état nga xam ni xar mën nga cee liggéey mënoo dem jël ko ci boroom te defoo ci xaalis xaalis nga ciy def mën koo récupérer indi boo ko indee nag wax dëgg yàlla man cee liggéey am ci ay produits yu baax nag boo ko amee te aussi yow nit ñi xamalante yow kat doo naxe en ce moment am naa yaakaar ni da nga mën a jaay say produits am na ñoo xam ne nag wax dëgg am nañ problème vente moom mais man de wax dëgg yàlla li may produire yàlla mu nga ciy dimbali ma koy mën di écouler wax dëgg waaw. maa ngi force bi ñu ne fii moom vente bi sa bergerie vente bi dafay xaw a cher lool sax jeune éleveur daal ñemewu fee egg si moom loolu moo ko waral lool. vente bi dafay cher par rapport ak niveau ci dëkk bi par rapport ak dëkk bi ni ñuy jënd parce que wax dëgg yàlla man dinaa jaay mbote 1 million dinaa jaay mbote 800 000 dinaa jaay mbote 600 000 kon kooku cherul par rapport ak soo demoon Touba cherul par rapport nga dem Thiès par rapport ak nga dem Dakar cherul mais par rapport ak niveau de dëkk bi ni ñu jëndee laadum ñoom parce que pour ñoom laadum xar la rek noonu day cher beneen bi aussi mooy ne man noonu laay jëndee man wax dëgg yàlla damay investir. mais moo waral ni Louga maanaam éleveurs yi duñ ñemee def yenn prix yooyu ci xar parce que communication laadum bi dafa demul wala lan moo ko waral quoi. waaw problème boobu aussi xaw na fi am parce que fii tamit wax dëgg yàlla boo xoolee ñi fi ñemee jël yenn xaalis investir ko ci benn xar bariwu fi ba pare nag yow soo bëggee dem te nangoo investir doo dem fenn doo dem laadum yi yombul yéen xam war ngeen Sénégal xam ngeen ni xar yi yombul man mënuma jënd xar def ci ay millions ba pare retourner di ko jaay ay yenn somme yi mën na nekk mu am doom nga jaay ko yenn somme mën na nekk xar boo jël def investir def ci xaalis bu bari boo amee doom il faut xar ba wax dëgg yàlla nga mën ci am dara fii aussi dafa am beneen problème bu am fii ci ñun benn problème bu ñu jànkoonteel moo ne da ngay dem fab sa xaalis bu bëree bëri def ko ci maal indi teg maal bëgg ci liggéey parce que boo indee maal bi def ci xaalis mais da ngay bëgg léegi marchandise la ngay produire di jaay léegi yow bu fekkee da ngaa indi maal bi kenn ku nekk indi sa xar pour nga croiser ko gratuitement mais kooku kan ngay jaay mbote yi man su ma demee jël xaalis bu bari def ko ci maal indi ci mu ñëw ci dëkk bi mu nekk sang bu bees ci dëkk bi ñu war cee liggéey mu jariñ dëkk bi
yow nga ñëw indi sa xar rek pour ñu croiser la gratuitement man léegi lan laay def ah yow da ngaa war a ñëw kay jënd mbote boo jëndee mbote keneen jënd mbote mais ëllëg ñiy investir day nangu investir ah mais fii dañuy bëgg a taxawal gétt ci quasi zéro ñu am xar yu baax am produit yu baax ba pare duñ ci financé di wut ay raccourcis yaakaar daan am lu baax te doo ci financé. mais yéen ñi nga xam ne tey xam ngeen loolu yéen ñi nga xam ne yéen a mën nañ yéen a bokk nekk ci bopp élevage Louga bi est-ce que jotul ngeen di créer ay panel wala ay association yi di waxtaan ak éleveurs yi nga xam ne ñu ngi si roq bi pour ñu mën a xam dëgg-dëgg maanaam utilité ak njëriñu laadum bi. waaw xam nga amoon beneen façon liggéey boobu mi ngi commencé dañ ndax am na ay xale yu responsable yu ñëw ak seen xaalis financé defar bergerie yu moderne yoo xam ne ku fa dugg xam ne kii bergerie moderne la jënd ay xar yu am valeur di liggéey seen liggéey correctement kooku nag actuellement exemple la man soo gisee wax dëgg yàlla ku ma gis nga bëgg a dugg ci xar yi ma yóbbu la ci bergerie ba nga dem visiter parce que da lay jox beneen élan day tax doo wut ay solution yu yomb da ngay xam ni lii kat da ngay investir doo dem affaire bi mi ngi changé wax dëgg yàlla ni doon liggéey année yële passé ak actuellement laadu yi ni mu demee nii am na changement léegi la gën a neex a jaay nit ñi ñu ngi ci commencé yeewu ñu ngi ci commencé dugg xam ne kii am na njariñ wax dëgg yàlla actuellement am na changement man bokk sama côté mun ma waxal ñëpp parce que mais nag man depuis daal investissement yi commencé ñoom xale yi booy yi ñëw investir nekk ay xale commencé changer affaire bi ñu ngi am changement bu baax a baax waaw ñu ngi jëndi ay xar yu baax aussi ñi ngi am ay produits ñi ngi mën a jaay produit waaw. est-ce que yéen a ngi ci actuellement yaa ngi ci association. waaw maa ngi ci association am na association fii au niveau de Louga waaw association bi Ndiaga Sylla la moo ko dirigé waaw ñoom ñooy organiser foire yi tout ça ñoom ñoo koy organiser waaw. actuellement kon Louga jot naa def ay foire fii. waaw danañ def foire presque mais depuis ça fait 2 ans ngi nii defuñu foire mais ren normalement waroon foire dañ doon jëlal benn année quoi année bi jees ñu foire mais ren incha allah daal am nañu yaakaar ni da doon foire quoi waaw. macha allah maa ngi wax rek yàlla nañ ci egg ak jàmm di wax ni rek tey koo xam ni bëggoon naa ñëw fii tey ci bergerie Siré Djimé yan adresse lay jaar wala contact ba mun a egsi fii ba am li mu bëgg incha allah. waaw bergerie bi moom peut-être pour ñëw fi yomb na xam ndax maa ngi dëkk Santhiaba Sud au Ndimé moom Louga Ndimé quartier cosaan la soo gisee koo dégg ñu ne Dimé la sant ñëwal Sénégal fii la dëkk parce que Dimé benn sant la fii la nekk au niveau de Louga fii la nekk waaw benn famille la quartier bi bi nga nekk nii mooy quartier Santhiaba Sud élevage moom moo sos quartier bi te famille boobu Ndimé dina yoroon ay nag dëkkoon ci côté ci centre ville bi période bi ñuy lut si dëkk bi ci lan ñëw fii ndax jur gi ñu yore moo ñu indi fii parce que jur moo tax ñu dëkk si ci quartier bi nag kuy joxe adresse Ndimé ngay wax quartier bi mooy Ndimé Santhiaba Sud Ndimé en face BMS parce que BMS moom laa jàkkaarloo police BMS 244 50 18 mooy sama numéro de téléphone waaw 77 244 50 18 képp fi ñëw daal da nga am produit yi wax dëgg yàlla yu mucc ayib produit yu baax a baax te prix bi aussi dana abordable daal waaw. abordable léeg-léeg da ngay dégg nit ne la prix yi boo ñëwee day abordable mais tey jeune éleveur bu ñëwee du boo ko waxee prix sax maanaam doom du ñemee fay prix est-ce que loolu amul fi. waaw xam nga soo ñëwee ci gétt aussi xool la nga xam ne lii moo fi gën nga bëgg koo jël yóbbu kooku tamit da nga ci def nag xaalis nag wax dëgg yàlla ndax waa ji ba avant mu koy taxawal produit boobu ak téye ko ba mu mel noonu daf ci sonn lool loolu mooy tax sax wax dëgg yàlla la ngay yóbbu mu yàlla def ci barke ndax dafa metti xont bi metti na cher na li ma la wax départ ba mooy ne ku yaakaar ni laadum yi du ay moyen laadum ay moyen la xaalis moo koy yore
wàllu xont boobu parce que dañu gis ni tey Louga am na espace te suma juumul nekk na suuf boo xam ne nangu na mbay lan moo tax éleveurs yi nga xam ñoo fi nekk maanaam duñu jéem fexe di bay pour mën a dundal seen xar yi. waaw peut-être mbay mi moom ñun niveau bi ñu toll ci élevage ak mbay dafa du ànd parce que peut-être mënoo dem ba ay fii soo fi gisee ku fi yor 50 xar doo ko fi gis kooku soo koy bay soo bëggee bay ndax loolu du rentable rentabilité bi ndax ak bay ba aussi temps ba mu lay jëlal ku mel ne man jaar naa ci bay xam naa ay tool ni mel méthode ba ci nekk surtout fii aussi au niveau Njàmbur dafa am période yoo xam ni nawet bi neexul lu ci bari da ngay bay mais du rentable te nit suy liggéey moom aussi kenn liggéey pour la forme kuy bay xaalis tax ngay bay kuy élever xaalis tax ngay élever man boog loolu sama principe lu may def dama ci gis njariñ leneen doog di ñëw mais nag jiitaluma plaisir teg ci xaalis wala mu teg ci relation damaa jiital xaalis bi lu may def xaalis laa ci wut bu ñëwee nag ba pare ma teg ci plaisir bi teg ci relation yi waaw waxtu. jërëjëf loolu moom daa mel ni leer na nañu dama ne ko loolu moom daa mel ni leer na nañu moom est-ce que Siré am na yeneen par exemple yeneen objectif yoo xam ni am na ko ci élevage wala yeneen projet ci élevage laadum bi nga xam ne moom lay def wala élevage en particulier. waaw am naa yeneen projet ci ci élevage bi mais actuellement moom ma ñaari xalaat la xalaat ci laadum yi xalaat naa aussi yokk ko ba mën a am feneen fu gën a yaatu investir fa aussi yokk samay produits jéem a yokk aussi samay qualité produit loolu xalaat naa ko mooy ne yóbbu leen feneen fu gën a yaatu yokk bagages yi yokk qualité bagages yi beneen bi mooy aussi ci élevage mooy ni am naa aussi projet boo xam ni nagu élevage la pour nagu soow yi meew am naa projet boobu mais nag pour le moment damay concentré wu ci laadum yi moo ko ba développé ko rentabiliser ko doog di nag def leneen bañ a jaxase lépp daal boole ay affaire te doo ko mën a gérer wala du rentable waaw. dëgg la macha allah comme ni ñu koy waxee rek li fees ci li ñu koy wax li ko olof di waxee xaw ma li ñu jëlee si nag yëpp xaju si cin bi moo tax xam naa ne daanaka waxtu nga xam ne cëralee nañu ko daanaka mën na sëkk xam naa dañ lay bàyyi rek nga wax sa dernier mot bu ko defee ñu tàggatoo. waaw sama dernier mot mooy maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci déplacement bi ndax lii wax dëgg yàlla ab avancé la sant kalam yi nga xam ni moom moo leen fi lii moom moo ko dox te depuis aussi mu ñëw installé fii investi ci affaire yëpp mi ngi ñuy xëcc bu baax a baax mi ngi xëcc bu baax a baax di sant asmale ñoom jàkk sant sama soxna sama doom yi vraiment ñu nga ci jàppale bu baax a baax surtout sax sama doom bu naan xaadim Dimbe ñu may jàppale bu baax moo may jàppale ci xont beeg toppatoo bi di aussi sant sama dëkkandoo yi nga xam ni ku yor ay jur nga dérangé mais yàlla def na aussi quartier bi quartier jur la ñëpp ay mbokk lan waaw ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax asalaam. jërëjëf Siré ñu ngi lay sant ñu bu baax a baax ci disponibilité bi vraiment ñu lay jaajëfal bu baax di leen wax ne rek lii lañ leen indiloon tey ci seen émission bi nga xam ne mooy fi ma jaar àndoon si ak un grand champion nekk fii ci Louga quartier Santhiaba Sud muy Siré Dimé dëgg yàlla ngeen gis liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci élevage laadum bi xam naa ñu leen di jox dig daje rek ci yeneen i jotaay ci yeneen i émission fi ma jaar fii ci seen télévision Ladoum TV jërë ngeen jëf. li may xaar walaay walaay kan lay xaar walaay walaay rek kay xaar walaay walaay lan lay xaar walaay walaay demoon naa bay am lu ma neex demoon naa bay seeti leen demoon naa bay xool yoo naan fan nga jëm léeg-léeg ma noppi xaar yaakaar ni leer dina baax mooy man
daal may dundee yaakaar day naan li ma si jeex na